sunu ñëw tey bi li ko waral moo doon installé cellule des cadres de la région de Thiès def nañ liste ñu fi nekk ak ñi ñu yëg mais liste boobu dañ ko ubbi pour ku nekk ci région bi rek ca nga yaakaar ne war nga mën a indi dara ci réflexion cadre bokk gis-gis nga dugg ci liste bi defaguñu bureau defaguñu dara bu ñu defee bureau nga mun liggéey biñ ci jógee nag ñu xamal ne leen président Pape Diop sunu candidat dafa jëm ci ay élections yoo xam ne dañoo jàpp ne moom mooy le meilleur candidat et damay wax ne candidat yëpp def nañ ay proposition boo xoolee proposition yëpp yu ci soree bareewul parce que jàmbat bi benn la justice bi libreul démocratie bi dévoyé nañ ko kon jàmbat bi benn la mais moom nag daf ne man juróomi at rek lay def ndax bëgguma kenn di def na damay wutaat mandat ji di ma teg pression wala di ma yóbbu fu ma bëggul a egg juróomi at yi su ma ko defee damay dem defi sama liggéey juróomi at yooyu nag pour ma man ko def Sénégal yi dañ may élire la ma ci jublu mooy changer institution yëpp ba nga xam ne danañ ko teg ci yoon wax naa la léegi ne la tey jii bu Karim Wade nekkee ci prison bi ñeneen ñi nekk ci biti c'est parce que dañ ko ciblé woon ndax am na ñeneen ñoo xam ne président moo wax ne dafa def sous le coude mooy ci suufu loxo bi ci la denc yenn dossiers yi sëf ndax justice bi décision yi day jóge ci kaw président nag ne moom bu ñëwee justice corps de contrôle yëpp ñooy gérer seen bopp bu ñu xamee ne Samba Ndiaye mii def na lu dul noonu ci gestion des deniers publics bu fekkee ne OFNAC wala IGE wala IGF wala yeneen corps de contrôle yi Cour des comptes ñoo ko jàpp ñoom ci seen bopp ñooy saisir justice duñu tàggu ministre bi duñu tàggu procureur duñu tàggu président bi donc am nañ liberté xam nga ko kon politique génn na ci boo dee candidat boo dul candidat dinañ la teg ci yoon mu ne su ma doonee président dootuma doon président bokk gis-gis je pense que loolu lu am solo la maanaam càmbal yi ñuy gis ci palais bi dootu am nekk fa di tëgg di xeex foofu di séddoo ay xaalis yu ñu leen di jox bokk gis-gis moo citoyen sénégalais bi ñooy yem ci président Pape Diop su ma doonee président je démissionne du parti kenn du fa dégg tëgg kenn du fa dégg càmbal kenn du fa dégg réunion politique affaire réew mi lañ fay wax bu ko defee bokk gis-gis na wuti beneen président mu jiite parti loolu de réforme bu am solo la parce que ñi ko waxoon ñëpp defuñu ko léegi nag dafa am lu mu wax lu am solo loo xam ne réforme yi ma wax bari na lim naa ko xam naa ne di ngeen ci dellu siwaat mais def ne su ma yemee ci ne dinaa ko def rek du ngeen ma gëm ndax dafa am ñu fi jaar wax fi loo xam ne defuñu ci dara ndax ki ne woon dinaa def 7 ans 5 ans lay def dindi 7 ans yi dafa dem ba ci biir mu naan conseil constitutionnel daal moo tax mënuma ko def ndax gars yi nee nañ nangam xam nga lii moo tax man bëggoon naa ko ba nit ñi weddi ko mu ne woon dinaa leen jox 500 000 emplois par an muy 500 000 emplois mooy ba wax 5 ans kon xam nga léegi 700 000 la waroon doon ndax dana woon année bu ne 100 000 muy bu ma defee 5 ans année bu ne 100 000 muy 500 000 mu far def 700 kon 7 ans kon waroon def 700 000 defe naa 35 000 xaw ma 36 000 lañ ne moom lañ am ñoom nit ñi nag ne kon politiciens yi wax jaaxaan la ñuy wax kon ñoom lu ñu la wax ndekete dara du ci dëgg alors président Pape Diop nag ne moom pour nit ñi xam ne 5 ans lay def dañuy wut jury d'honneur mooy dañuy tànn ay nit yoo xam ne ñëpp wóolu nañ leen ku leen fu ñu mën a jógee moo xam ay professeur d'université moo xam ay chef religieux moo xam ay chef coutumier ñu def benn jury d'honneur ñu jox ko Kamil mu teg ci loxoom waat ne bu paree bu 5 ans yi jeex duma ci tegaat benn fan kon c'est extrêmement important nit ñi jàpp loolu que xam ne mën nañ koo gëm parce que ñun ñi nekk ak moom xam nañ ne bu la nee dinaa dee tey mën nañ koo gasal fi mu dugg. waaye fi ñu toll moom mel na ne du mën a béy woy na mbuus parce que fi ñu toll bala nga naan ne fa yéen ngeen jàpp ne ñi ngeen jàkkaarloo jaral na leen fa tous les moyens pour des fi est-ce que opposition bi am na ay arguments politiques. buñ fa tolloo di ngeen xam ne am nañ ko buñ fa tolloo dinañ xam ne am nañ ko jotagul ndax fi mu ne ba léegi defaguñu investiture ba léegi ay candidat à la candidature rek moo nekk danañ egg ci foo xam ne nag danañ ne kii candidat la kii du candidat danañ egg foo xam ne danañ ne élection yi diw moo koy def diw du ko def ndax ñun jàpp nañ ne élection yi une personnalité neutre moo koy def te lu mu ñu jaral rek dina leen ko jaral. lan la bokk
waaw di xaar ci Thiès pour yokk ko ci programme bi. mais li ñuy xaar ci Thiès mooy problème yi bari na à Thiès. Thiès dafay foo xam ne dafa egg ci président Pape Diop foo xam ne lu am solo la mën nañu wax ne buñ doon patrie fii mooy daanaka deuxième patrie ndax waa Thiès xam nañ li may wax. mu ne nag li muy xaar mooy xam na problème yépp mais su tëbee bind ko rek xëy na moo am lu mu bàyyi mu ne waa Thiès dajaloo leen ànd ak cadre yi ngeen wax leen li leen di metti su ma ci jotee danaa ko dugal ci sama programme danaa ko évaluer danaa ko appliquer pour que Thiès également mën a génn ci jafe-jafe yi nga xam ne Macky Sall moo leen ci dugal muy xam nga ne zircon bi ñëpp a ngi koy jooy zircon bi minerai zircon bi ñuy dindi di yóbbu kenn xamul fu mu jëm xam nga dégg nga li ñuy wax ci pétrole beeg gaz bi waa Thiès sax ay doomu Thiès a ko wax ñu dégg nga li ñuy wax ci tourisme bi dégg nga li ñuy wax ci chemin de fer Cheikh wax na leen ko léegi nee na booy dem Touba da nga daan taxaw di jënd xaal di jënd mango njaayeen ñi daan kontaan léegi dara loolu amatul ndax simplement chemin de fer bi mënatuñ ci dara c'est la première fois man yàgg naa mag laa fi mu ne mais tey laa mos a gis màggal jot chemin de fer dawul ndax bu dul dara sax waxuma nit ñi muy yóbbu mais dafa bokk décor màggal bi chemin de fer daf ci bokk ñoom nag ils ont réussi la prouesse de mettre à genoux le chemin de fer génne fi benn terre boo xam ne de 300 milliards on est à 1200 milliards ca tey jii ñan ñoo koy def amul benn apport technologique boo xam ne indil na ko Sénégal Alstom mooy ñëw installé terre jël xaalisam yóbbu comme ni ñu defee ñun ñoo defar autoroute à péage ba pare def ci 68 milliards ñu defar autoroute à péage ba pare kañ lañ ñu waxoon ne dañ koy wàññi yow déggoo woon ñu ne dañuy wàññi autoroute à péage mois d'août ambassadeur de France jël parole ne xëy na septembre waxuma président de ambassadeur de France ñu ñëwaat septembre ñu ne décembre le 1er décembre tey la ñaata le 2 kon suñu économie sax maîtriser tuñ ko ndax dañ ko bàyyi ci loxo ay étranger ca loolu nag ñàkk fit la Auchan mën naa ci lëm ñu bari mais lottu nañ lii dëgg daal mooy lottu nañ waaw mooy est-ce que yéen wooteel leen wóor na sax parce que lu mel ni Idrissa Seck lu mel ni Malick Gakou ak ñeneen jot nañoo ñëw Thiès ak yeneen gox def fa ay séminaire ay waxtaan ak askan wi ba jël seen i doléance ba tëgg seen programme yéen ngeen toll ci waa Thiès proposé léegi loo xam dañ ko yokk suñu programme alors que ñeneen ñi ñaari at ci ginnaaw déjà def nañoo wër fépp ba def ay séminaire atelier recueillir li nga xam ne ñu waa Thiès moom lañ soxla pour ñu mën ko def seen programme yéen ngeen toll ci loolu. mais nga defe ne loolu defuñu ko ñun. ah déedéet dama ne. waaw nga defe ne defuñu ko. dañoo dégg sànq rek. waaw la may waa Thiès. waaw li ngeen xalaat jox leen ñu ko ñu boole ko suñu biir programme. ñu yokkee ko suñu programme. kon nag da nga amul dégg. da nga amul dégg déedéet dama ne. ñun li ñu def ba pare. am na solo li mu wax. ñun def nañu ba pare. waaye nag buñ ne lii moo gën ñu dolli ko ci on n'est pas fermé xëy na daaw ak ña defoon daaw ak daaw jéeg bañ koy def boobu chemin de fer demul woon Touba boobu daaw magal gi amoon na chemin de fer est-ce que ni ñuy def dañ ko ci yokk kon dañoo bëgg lu bees li nga xam ne moo am ba ñuy dem bu ñu nee lii baax nañu dolli ko ci ñun on n'est pas fermé et on veut une gestion inclusive mooy population yi ñooy décider li ñu bëgg ñun du ñun ñooy toog ci kaw rek naan parrainage rek naan nangam déedéet xam nga bu fekkoon ne dañu laaj nit ñi kon assemblée nationale ñoom duñu fa nekk parce que wax naa la ne 49% la ñu am an objectif yu leer la am man dama ne institution yi tant que changé wuñ ko tant que changé wuñ institution yi réew mi du am démocratie su amul démocratie du développé sooy dégg fii ñu naan ay affaire timis ak xaw ma kan ak kan parce que réew mi dafa teguwul ci yoon 5 ans yi mooy ñu teg réew mi ci démocratie sans démocratie il n'y a pas de développement et dans le développement que nous avons proposé dans le développement que nous avons proposé dama lay wax ne la ñun dugal nañ ci agriculture dugal nañ ci mais am nañ ay mesures d'urgence yoo xam ne ku président Pape Diop wax ne sur le plan économique danaa def nangam boo gisee Dakar nga war ko gëm Dakar est passé en l'espace d'une seule mandature au niveau de la mairie de 12 milliards à 36 milliards moom rek moo ko mos a def waaw moom rek moo ko def waaw ma ne
barke comme on assume ma ne opposition ou pas on assume le programme du PDS on l'assume parce que dañ ci liggéey dañ ko assumer mais xam nga li ci am solo mooy ndax nit ñi jariñu nañ ci wala déet nga Modou Ndiaye def ko Samba Ndiaye nit ñi dañ ci liggéey wala déet Pape Diop dañ ko jox mu teg ko ci yoon ndax avant muy ñëw am na ñeneen ñu ko fi jiitu woon mu ñëw defuñu ko tey jii boo ñëwee le SAMU municipal c'est une fierté des Dakarois l'éclairage public au niveau de Dakar c'est une fierté bu dee bàyyi nañ ko sax commencé mu plonger et cetera bu la ko jot gi mayee danañ la jox lu bari ci loolu ndax mu gën la yee yow ci li nga xam ne mooy parcours présidentiel bi